salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu ànd bi nga xamante ni yéen a ngi koy ànd ak ñun di leen wax ngeen gën a abonné bu baax a baax te xam ne seen mbégte mooy suñu yitte ñu ngi nuyu kilifay diine yi ak kilifay aada yi di nuyu sëriñu daara yi ak ñi nga xamante ni ñooy aar daara waaye di nuyu waa bitim réew bu baax a baax di ndokkeel gouvernement bi pour ñu taxawu leen jàppale leen si jafe-jafe ya nga xamante ni ñu ngi koy am foofa ca bitim réew fépp fu ñu mën a nekk ci biir réew mi rek ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu soxna Fatou Gueye ma nga fële sa Dubaay mook sëriñam di leen ñaanal soxna bu tey jii ñi ngi waxtaan ci mbirum ensemble muri bi nga xamante ni bëgg nañ ko muri Ousmane Sonko mi nga xamante ni bokk na ci ñoom pour mu mën a wuy ji pour ñu mën koo àtte digganteem ak Adji Sarr ak coow li nga xamante ni am na ci boobu ba tey ndax xam nga ni mbirum Ousmane Sonko soxna bu dañ ko doon patamee naroon naa gaaw lool waaye si biir patamee gi Ousmane Sonko leeral leen ni leen fii ngeen mën a aw pour mbir mi mën a gaaw wala fii ngeen mën a aw pour mbir mi mën a yemb si diggante boobu nag fa lañ dem aw foofee nga xam ne foofu leen Ousmane Sonko wax si diggante bi nag si la yeexaay am lool gis na ko ni mu yeexe diggante bi li ci am lépp si ay lijjanti mbirum Ousmane Sonko pour di mbalaanum kirlaayam ba mu mën a dem wuy ji fee ñu koy wooyee soxna bu nag si lañ jox askan wi kàddu waxoon nañ leen ko lépp loo xamante ni xew na dañ leen di jox kàddu laaj leen lii xew lan moo si seen xalaat soxna bu askan wi wax nañ seen xalaat ci mbalaanum kirlaayum Ousmane Sonko mi nga xamante ni war nañ koo muri te buñ ko muree Ousmane Sonko wuy ji lan moo ko ca mën a fekk ndax mbirum Ousmane Sonko ni ñu leen ko waxee soxna bu li ci am ñu bëree bëri dañoo jàpp ni complot la ak lalal ndëgg sërëx man nag soxna bu ni ma ko waxee woon rek weddiwu ma ni complot am na mais complot soxna bu yeex naa am ndax ma nga amee ca bañ noppee ba Adji Sarr woote si jamono jooju la complot doog a am biñ noppee ba Adji Sarr woote foofu la complot doog a duggee mais laataa loola man jàpp ma ni complot am na ndax Ousmane ci kàttanu boppam moo jógee këram ndeem Adji Sarr woowu ko téléphone ni ko ñëwal moo jógee këram si coobaree boppam moo ñëwal si coobareem boppam waaye moo wax la mu bëgg si coobaree boppam waaye nag ginnaaw loola ba Adji Sarr wootee daal ni noppi naa ñëw leen jël ma ci liñ ñu waxagun foofu la complot daal di duggee ginnaaw bañ ko jëlee ci guddi gi génne ko si jamonoy couvre-feu kon mën nañoo jàpp ne foofu la complot daal di duggee waaye loolu lépp waxtaan nañ si ak askan wi soxna bu si kanam tuuti day daal di leer ginnaaw bañ leen waxee ki nga xamante ni moo ñu gunge ci liggéey bi di Baye Cheikh Fall lu ngeen gàtt dégg ngeen turam nee naa leen kurus amun ko ci man fii waaye ñaan yàlla jàmbaar la ci lool te juboo na ak sun borom ragal yàlla lool nag moom Baye Cheikh Fall lii nag wax nañ leen ko mille force la xam naa ne yéen a ngi koy bëgg a xam biir boo xamante ni am na air wala biir bu yuuxu wala biir boo xamante ni daal li si nekk xamoo ko day bëng-bëng yu mel ne ab lay Baye Cheikh Fall dina leen tàggaleeg moom su ngeen demee ci moom mi ngi nii kon mbokk yi ngeen bàyyi si xel bu baax lii nag tee la moom la soxna bu jóob di laal saa bu wàccee bu añee ba noppi bii lay reesale bii nag lépp loo mën a rees lépp loo mën a lekk day rees giléem sax boo ko lekkee boo ko naanee da ngay daal di am jàmm ndax dana rees bu gaaw a gaaw lii nga xamante ni mooy kurébat ak ndoxum siti ak jàngoroy kajoor ak bët yu jooy ak karaw guy ruus loolu lépp moom Baye Cheikh Fall di leen tàggaleeg moom ak tànk yu xar kon ngeen dem seeti Baye Cheikh Fall juboo naak sunu borom firi gént yàlla may na ko ci ndax dana la wax gént gi wax la sarax ya sa war waaye lii nga xam ne mooy listixaarit Baye Cheikh Fall jàmbaar la ci lool ay numéro téléphone am ngi noonu produit bii gis ngeen ko soxna bu dana yokk ay ab dënn macha allah ak i ans waaye yow mi nga xam ne góor nga te li nga yor sa soxna xeeb na ko Baye Cheikh Fall am na loo xamante ni bu la ko joxee boo ko si forootee macha allah da nga dem ba amee ko ni nga ko bëggee waaye lal baat bu soobee yàlla moom sa soxna duutu la mere kon ngeen dégganteeg Baye Cheikh Fall soxna bu tey jii nag ñi ngi waxtaan si ensemble bi ni ñu ko waxee dañoo war a muri mbalaanum kiirlaayum Ousmane Sonko bu ko defee Ousmane Sonko mën a wuy ji ñu daal di dem diglu ji ko waaye soxna bu laataa loolu xam nga ne vaccin yi dugg si na si réew mi coowal Ousmane Sonko coowal vaccin coowal Moustapha Diakhaté yooyu yëpp it gars yi war nañ si def ay jàngat ba xam ñetti coow yi ban coow lañ si war a gën a mën a topp pour gouvernement bi def liggéeyam soxna bu léegi dañuy yokk suñu ay jéego diglu askan wi lan lañ wax ci mbalaanum kiirlaayum Ousmane Sonko mii nga xamante ni war nañ koo muri ba mu set mu dem jàkkaarloo ji ak ki nga xamante ni mooy àtte waaye ñi nga xam ne ñoo nekk ensemble ki nga xam ne bokkoon na ci ñoom ñu ne ko gouvernement bi indil leen ñu ko ñu am nañ def ak moom ñoom sawar si yóbbu ko loolu lépp la ban jàngat ngeen ci war a am soxna bu nañ dem te ñëw. asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax seen xarit Ousmane Ndiaye tey moo ñëw fas yéene joxe xalaatam rek ci réew mi ci laaju Baye Assane Mesere boobu rek te di ko gërëm bu baax a baax ci rek émission yi daal ma ngi koy diriger te di ko teg ci yoon. kon daal lii sama xalaat tey ji daal ci question du jour bi jëm ci sàngi mbalaanum kirlaayu Ousmane Sonko fële ci assemblée nationale ba nga xam si daanaka député yi moom mën nañ ne taxaw nañ pour def ko ndax démb gis nañ ne voté nañ daal di ne daal yëf yi dañ koy topp pour léegi mën a sumi lii di rek mbalaanum kirlaayam ñi gis ne nag ni ñu ko débuté moom dañoo daal di violer loi assemblée nationale bi ndax bi ñëwee lii di
procès verbaux yi nga xam tey ji waroon nañu ko indaale mi enquête bi waa gendarmerie def pour député yi mën a xam dëgg-dëgg lan lañu tuumaal Ousmane Sonko boole ak li nga xam ne si tey jii moo àndoon ak plainte bi soxna soosu di Adji Sarr déposé woon pour ñu mën a xam accusation yi lan la waaye enquête bi lan moom moo ciy tukkee pour que ñu mën a sukkandiku ci loolu ne lii de jar na nañu topp Ousmane Sonko loolu jox ñu leen ko lan la ñu indi kon mooy que ne ay lettres yu jóge ci procureur ak juge bi ak kii di ministre bi te joxuñu leen ñu xool ko sax waaye kii di ñu ne président assemblée nationale bi di Moustapha Niass moo ko far liir pour bañ ñu gis ko ndax xëy na ñàkk kóolute wala laneen waaye loolu méngoowul ak lii loi ba wax foofu ci assemblée nationale li ñu waroon def mooy jox leen ñu xool ba xam lii nuru na dëgg tuumay wala nuruwul dëgg ba xam jar nañu lever loolu di mandat bi wala jëru ko te tey loolu gis nañ ni ñoom defuñu ko kon ni ñu jalgate woon ba yónnee woon ko li nga dal moom moo di convocation te waruñu ko def foofal gis nañ ne muy jalgati bu njëkk ci l' assemblée nationale nag séentuñu benn yoon ci ñoom ñu doxal li nga dal moom moo di dëgg waaw dëgg moom séentuñu ko mu jóge ci assemblée nationale parce que dossiers yu bari yàgg naa jaar foofu tey musuñu gis ne dëgg moom moo fa jóge lu dul ak parloo tey gis nañ ni ñu bañ a Ousmane Sonko ay jàppante yu bari yoo xam ne loolu am foofu ci assemblée nationale bi ba tax na la ñuy xaar ci ñoom daal du dëgg goo xam ne dañuy gis ne ci ñoom la jógee bi ci des mooy dossier la boo xam ne lu ci bari fi ñu toll bu ñu sukkandikoo ci enquête yi leeral na ko ba waral gendarmerie bi mu defee enquête ba enquête yi commencé leeral mbir mi li nga njëkk a gis mooy procureur dafa dem nangu ji dossier bi ci gendarmerie yoral ko boppam kon nag dossier boobu fi loolu day nekk dossier bu fulu parce que plainte bi di soxna Aïda Sarr boobu déposé woon dafa waxoon ne Ousmane Sonko moo ko violé ba pare dafa àndoon ak menace de mort te gis nañu procureur dafa dindi turu Ousmane Sonko def ci X kon loolu dafay nekk lu doy waar kon Ousmane Sonko moom daanaka day bokk ci benn procès boo xam ne suspect la ciy doon kon heure buñ ko soxlaa ne ko kaay yi ñu déglu la ci waaye dootul nekk ki nga xam ne mooy cible bi te loolu demewul noonu parce que soxna si Ousmane Sonko la accusé viol ak li nga xam si tey jii moom moo di menace de mort li nekk ci plainte bi nag normalement moom moo waroon a nekk ci dossier yëpp ku dem loolu nga ca war a mën a fekk waaye ay x ndaw si defu ci plainte bi x Ousmane Sonko la ci def kon loolu lu ñu jaaxale ci dossier bi dossier la boo xam si tey jii bu ñu xoolee ci rapport médical yi li ñuy wax dafa leer nañ ndaw si kenn violé wu gisuñu ci moom benn maniyu buy wane dafa séq ak góor te ndaw si bu ñu xoolee li ñuy wax jànq la moom ndawam ba mu demee yàgg na loolu lépp lu mu leeral la ci rapport bi kon te ni may koy waxee rek test ADN mënul leeral mbir Ousmane Sonko ak Adji Sarr ndax da ko doon maase ADN Ousmane Sonko fokk day nekk ci Adji Sarr foo ko ci wëree da nga koy gis parce que ñoom ñaar dañoo am contact te en contact moom ku ne xam nga ne contact moom ñaar ñu ko def ku ne seen ADN moom dina jaxas. Abdou Diouf assemblée Abdou Diouf la woon jamonoy Ablaye Wade mu nekk assemblée Ablaye Wade jamonoy Macky mu nekk assemblée Macky jamonoy keneen it ma day nekkaat assemblée keneen kooka te li waraloon mooy système biñ koy kii moo ko waral biñ leen di falee li neex président rek li ñuy def kon nag man jàpp naa ne xaaruma si ñoom dara mosuma xaar si ñoom dara démb tey it mënuma xaar si ñoom tey bañ naa ko ba man ni ma ko waxee woon rek assemblée man duma leen sax xool assemblée nekk dañ fay daje mosuma toog seetaan sa jàpp sama télé naan damay seetaan assemblée si wote mi ñuy wote budget mosuma koo def te jaraluma ko it te dem di amut sens ma seetaan ay bërigo moo ma gëral ma toog di seetaan assemblée parce que xam naa ne assemblée amul Sénégal kenn moo fi nekk mooy buur di bummi mooy président bi lu mu bëgg assemblée mu am lu mu bëgg justice mu am xaaruma si ñoom dara réew mi nag la ma waxoon lay wax tant que système république mi ngi ràññee ci réew mi nii lay doxee réew moo xamante ni ña fa ndëkk di ay jeunes orienté wu leen ci ni ñuy fexee bañ bëgg seen réew nga xam ne dañ koy teg ci dëgg conscience citoyenneté ñu def ko donc réew moomu daanaka seen bëgg-bëgg yëpp ak seen conscience mi ngi leen di orienté ci mbiri people maa ngi lay ziar bu baax. Ousmane Sonko man bu ma ko doon xelal man
dinaa ni ko booy def sa conférence de presse bu fa tudd affaire assemblée nii immunité parlementaire parce que ñële mënoon na bañ a nekk seen xel mais il suffit moom mu ne leen bu ngeen ma soxlaa dindi leen sama immunité parlementaire ma dem bu nee bal ba tàkk na moom mu leen ko yombalal na sës si miir bi. politique dafa am lu mu àndal gis nga politique dëgg la dafa am ay mbir yu nekk ci biir am yu sew yu nekk ci biir am caay-caay gu nekk ci biir Ousmane Sonko nag dëgg la leader la guerrier la mën na dénoncer mën na wax mais caay-caayam dafa des il fallait mu wane facette caay-caay Me Abdoulaye Wade lu mu daan wax damay jël ñay dugal ko ci bën bënu pësin xam nga loolu mënu nekk danaan damay jël ñay dugal ko ci bën bënu puso ngir lan loolu mooy politique kon Ousmane Sonko bu bëggee yor Sénégal bëgg yàgg ci politique na bàyyi système bii muy doxee te jéem a doxee système mu kaymaa yi Sénégal kaymaa koy yor boo doonul kaymaa doo ko yor boo nee nemm nii ni tekk ni soowum wayal doo mos a yor Sénégal kon nag tey buñ ko daanee tey wala ñu indil ko problème man dama naan tey bu dee 100% 90% yi moom moo leen ko may faveur bi waru woon a toog ca conférence de presse ma naan ay damay dindi leen sama immunité parlementaire ma dem boo ko defee may nga Bassirou Gueye bunt bu mu la woowee obligatoirement da ngay dem sañatoo bañ lenn moo fay sës bu boobaa sénégalais ñëw taxaw riposter te loolu kenn ñaanu ko cim réew loolu laa ci mënoon a wax te xam ne Ousmane Sonko yal na ko yàlla salbaar yal na ko yàlla dimbali te lii ab nattub yàlla la nattu nag jommul jàmm bu mu tiit bu mu ragal bu mu dox di gersu tàppatee dox di gersu na jubal dem ca kanam ndax ñi mu jàkkaar lool dañoo mën a politique boo xool tey lii Macky Sall def Idrissa Seck nga xam ni politicien la xoj ko indi ko yóbbu ko ay OFNAC tëral ko mu rendi ko léegi yow na la leer ni Idrissa Seck kenn tëju ko ci kaso bi mais tëj biñ ko tëj mooy tëju à vie Idrissa Seck kenn dootu ko sànneel carte xanaa ñetti mbokkam yi mu bokkal mais président Sénégal moom Idrissa Seck moom loxoom set na ci ñu ngi leen di baalu ak di leen ñaanal yàlla jërë ngeen jëf. Baye Assane lii nga xam ni moo am ci géewu politique bu Sénégal guddi ñu toll muy levée immunité parlementaire Ousmane Sonko te tey boo xoolee wax ji nee nañ X la ñuy topp te X nag mën na doon man mën na doon yow mën na doon kenn ku ne ba tax na buñ ko tegoon ci dëgg rek ak jëkk ak jubal ñu xoolaat dossier bi bu baax jarul woon ñuy lever immunité parlementaire Ousmane Sonko benn bi ci njëkk a laxasu nag mooy intérêt yi ci nekk mooy que ni nguur gi fi nekk bu ñu lever immunité parlementaire Ousmane Sonko ndax X bu boobaa Ousmane Sonko maîtriser tul li nga xam ne mooy agenda politique am ndax lu tax fileeg 10 ans dossier bi bu tardé fileeg 10 ans wala fileeg 5 ans fileeg 2 ans fileeg 3 ans bu boobaa Ousmane Sonko day nekk disposition judiciaire à tout moment ci lépp lu muy def mooy mu war a dem defi campagne mu war a defi nemmeeku tour lépp lu mu mën a def juge bi wala procureur mën nañ ko woo ne ko kaay ñu dégluwaat la au fond ci dossier bi mën nañ ko ni kat médecin dafa la soxlawaat mën nañ ko ni kat dañoo war a defaat ay prélèvement donc bu boobaa non seulement intérêt bi ci état am mooy ñu mën a neutraliser ki nga xam mooy Ousmane Sonko dinañ ko mën a neutraliser d'une façon boo xam ne tey moo xam ñu condamné ko mu dem ci biir moo xam ñu bàyyi ko aussi mu nekk këram mais bu boobaa Ousmane Sonko moomatul boppam muy beneen bi ci topp mu am ay intérêt yi nga xam ne moo lalu ci ndodd Ousmane Sonko tey bu jëloon réew mi muy li nga xam ne tey ci wàllu sondage ñëpp xam nañ ni bépp état boo mën a gis ci àdduna bi ñoom xam nañ fin bu ñu demee ci après les sondages bu ñu demee ba fin 2023 2024 ci wàllu sondage ñu bëri xam nañ ni ñi fi nekkoon di gouverner ñu bëri Covid bi da leen di yóbbaale li leen di yóbbaale mooy économiquement dëkk bi tey boo xoolee économie bi day gën a nërmeelu jëm suuf te loolu day tombanteeg nit ñi am ay jafe-jafe gën a jox bopp Ousmane Sonko nga xool ko ci wàllu li nga xam ne mooy plan international ñi nga xam ne moom dafa ne woon bu ñëwee day dindi li nga xam ne mooy franc CFA bi xoolaat contrat gaz ak pétrole yi nga xam ne tey boo xoolee ñoom député yi seen mandat 2022 bii la war a jeex donc man ragal naa ni loolu rek war na mën a tax ñoom ñu daal ñu bëgg a dindi li nga xam ne mooy mbalaanu kiiraayu Ousmane Sonko ba nga xam ne tey intérêt yi nga xam ni France am na ko ci wàllu pétrole ak gaz intérêt yi nga xam ni tey lu bëri da doon jaar ci assemblée bi Ousmane Sonko door ko xam door a mën a am dossier bi bu boobaa buñ ko génnee ci assemblée bi ñoom dinañ mën a féex dinañ mën a liggéey ba pare nag yeew ko baam ci baat ci buum jërë ngeen jëf.
waaw kay jërëjëf Souhaïbou Diop kon sant ak ngërëm ñeel na la ñu ngi lay ndokkeel bu baax a baax te di la ñaanal suñu borom sàmm la aar la te yokk sa ay xéewal tey di la jot li nuyoo waa bitim réew ñoom ñëpp ñu ngi lay gërëm ndax nee nañu lépp loo xamante ni xew na ci réew mi yow dañ lay bàyyi xel ndax da nga wax te doo parparloo da nga wax te doo péete da ngay wax te yàlla rek tax moo tax waa bitim réew nee nañu kontaan nañ si yow lool ndax gis nañu ni contrôle gouvernement bi waaye faraloo gouvernement bi contrôle opposition bi waaye faroog ñoom yàlla rek nga àndal te lépp loo xamante ni analyser nga ko wax ko ñoom nee nañ buñ ko digloo dina leen indiwaat même buñ jàddoon sax wala ñu dem ba seenum xel def ne boo Souhaïbou Diop ñëwee bu waxaatee dinañ dikkaat ba si vidéo bi yi nga def tey jii si Moustapha Diakhaté ndax Souhaïbou ñu bëri dañ doon wax naan est ce que Moustapha Diakhaté li mu wax ndax yàgg nañ koo dégg est ce que li mu wax est ce que li mu wax mais bi nga si dikkee waxtaan si waxtaan wu am solo woowu indiwaat nga ñu bëri seen xel delloo si nga leen si yar ak teggin Souhaïbou Diop waaye si xam-xam bu toog jërëjëf ba suba incha allah yàlla na ñëpp am jàmm